jërëjëf mbokki Sénégal jërëjëf mbokki àdduna jërëjëf mbokki amateurs yi 24 média moo leen di nuyuwaat ñu ñëw fii tey nag nga xam ne mooy Coco Beach tey nag bu ñu fi ñëwee tey xam ngeen ne bu ngeen gisee kii ma taxawal le grand champion Aline Faye Pakala nga xam ne carrière am da ko marqué ci histoire lutte traditionnelle marqué ko ci lutte avec frappe nga xamante ne nii vraiment champion la ndaanaan nekk ndaanaan kulli fadrin tey nag le B52 de Mbour waaye bala ma cee ñëw damay ñëw ak moom tuuti le 28 novembre 2021 depuis lors combat am ak Forza bu Fass Pakala génnul waxul deful benn vidéo ñu am chance tey daje ak moom fii ci oote bi nga xam ne moom la magam oote ñu bëgg ci profité wax ak moom mais Pakala maa ngi lay nuyu. waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla di la nuyu yow Ndiomb Niang di nuyu waa 24 média di la naan gis nañ seen liggéey si wàllu làmb rafet na lool di la joxaat sa wàccuwaay di nuyu diaspora bi di nuyu monde làmb di nuyu képp kuy bëgg làmb daal maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. ok depuis lors le 28 passé sa diggante ak Forza Pakala génnul pourquoi. waaw non génn naa sax génn bi moo bëriwul c'est que àdduna moo tëddee noonu xam nga tey ji dañuy yaakaaroon bu ñu demee dañuy am damañ demee après yàlla xam ñu dañuy gëm yàlla toog xoolaat lan la defaraat looloo waral boobu ba léegi génn moo sax wax nu ngay gis nii maa ngi soog a taxaw sit nii di wax. voilà est-ce que mën nañu tuuti ay quelques secondes ci combat bi keroog lan moo xew. waaw combat bi def nañ lu ñu waroon def xëy na yàlla moo ànd toog ñun rek comme que lamb gi maa ko bëri si jàmm ak salaam nekk suma jàmm rek maa ngi sant yàlla bu baax mënoon naa daan Forza ëllëg leneen dal ma mais comme que yàlla nii la ko bëggee damay sant yàlla demaat liggéeyaat ndax lamb gi jeexul lamb moom am ak ñàkk la tey jii di nga foog ne boo demee da ngay am boo demee doo am da ngay delloo sa xel sa yàlla xam na yàlla moo la doon may doomu jàmbur yi ko doon daan gënoo leen Forza maa ko daan 2013 affaire mitti ko lool. loolu mooy defet bu gën a métti si carrière am kon bu ñëwee am sama kaw ndam dama koy sante yàlla di ko encourage di ko naan ndam bi yàlla na ko jig daal. am ñu ne da nga duggoon Fass 2 fois keroog Forza nekk 3e fois bi mais ñu bari waxoon Pakala dafa waroon taxaw xaar looy tontu ñooñu. waaw xam nga làmb moom moo demee noonu man songu Forza rek laa gisoon mais bisum am. bisum am di bisum ñàkk tamit di bisum am mënoon naa taxaw tamit mu gën a ñaaw si man mais damay jàpp ne làmb la làmb moo demee noonu chaque jour rek di nga liggéey dem wuuti yàlla du ànd ak yow yàlla Forza la àndaloon dama koy sante yàlla bu baax rek dem liggéeyaat. mais dafa am ñuy wax Pakala jour boobu dafa doon daw bagaar bi. non daw ma bagaar bi de bilaay walaay daw ma bagaar bi moom sax nu ngay gis noonu xeexalooñ ko. waaw xeexloo ñu ko de. dañ ko bëriloo woon. dañ koo bëriloo woon man maa bëggoon bëri bi gaaw mais jàmbeeg bi xam yàlla ak dogalam dañuy liggéey waat rek wax ji moom di nga dégg lu nekk. Balla Gaye ngoog démb daanu na lu mu dégg dégguma lu xaaj bi xaayaat dégguma ko. lu mu déggul kon da ngay liggéey waat rek làmb moo demee noonu. làmb daanu la rek am ak ñàkk la rek Bombardier barki démb moo Njaay daa dem Pologne ñu kaw ko. tey bu mu ñëwee tey daa defi fee Balla Gaye ñu xam ne sport noonu la sport c'est le sport rek dañuy rootiwaat rek. ok dañuy ñëw ci le 1er janvier 2022 mu nekkoon drapeau El Hadj Mansour Mbaye Balla Gaye ak Bombardier dafa mel ne Pakala keroog arène nationale mbooloo mi nga xam ne moom la Balla Gaye 2 mobilisé moo leen motivé ba tax tey ngeen oote fi tey 100% Mbour. waaw nit ki moom fa nga dëkk da nga ko war a mën a gëm. te tey jii mun naa ne Bombardier desalatuñ dara si làmb muy man muy assurance muy Jordan muy xale yi kon na waa Mbour gën a mobiliser wu surtout ma autorité yi ñu gën ñoo jàppale ñu gën ñoo may doole ndax Ndakaaru dañoo gëm seen mbëri de pourquoi ñun ñu nekk Mbour suñu autorité yi dese ñoo gëm te pour man loolu du yoon. tey jii booy xool si wàllu làmb fii ku siy jàpp Cheikh Issa moo siy jàpp Maguette Sène Saliou Samb ñeneen ñi duñ jàpp ñu si de. ak cubu ñooñu dañuy jàppale sport Petite Côte kon ñooñu la leen di ñaanal lu ñu mun ren bu déwénee yàlla nañu mun lu ko ëpp. mais lii dafa mel ne ay wax la de. Bombardier mun naa ne Maguette Sène booy xool nu mu ko jàppalee si combat benn autorité Mbour jàppale ko Maguette Sène nu mu si jàppee Cheikh Issa jàpp si benn autorité jàppale ko si noonu kon ñooñu dañ leen di gën a yokk jaaraama di leen daal lu ñu mun ren bu déwénee yàlla nañu mun lu ko ëpp daal.
ndax lamb gi affaire de gox la fu mu toll nii. ok waaw. affaire de gox la léegi sama caméraman le premier dañoo gis Aline Faye Pakala ci cumikaayu le B52 nekkul gulet ñu gis Bouba assurance ci cumikaayu le B52 nekkul gulet ñu gis Auguste Mbagnick Sène ci cumikaayu le B52 de Mbour Serigne Dia Bombardier mais dafa mel ne loolu da ngeen ko yéex a def. non ñun Bombardier mooy suñu mag tey bu ñu demee ba bëgg làmb yàlla ak Bombardier moo tax ñu bëgg làmb te nañ dompat sot la bokk Bombardier ñoo bokk Mbour mooy suñu kilifa kon bu amee bés dañ si war a mën a taxaw waroon nañ mën a taxaw si contact yëpp mais man sama combat dama si amoon blessure bu métti sama mbagg bi. waaw sama blessure moo tax may ma contact may ma ko dara mais toog naa fu ma toog nag ñaanal ko dem si moom conseil ko ne ko combat amoo looy perte taxawal déglu ko rek sa yàgg-yàgg mun nga am dara si ko am. mois de mars ngeen war a daje ak Eumeu Sène surtout Samba Xoyaan bi nga xam ne keroog bi ngeen di ñàkk roi des arènes bi moo leen ko xañ te yéen a ngi jëmaat arène nationale ak moom. waaw bu ñëwaatee mu diree ko rek topp si kawam rek mu bañ a jóg Bombardier champion la kenn du ko jàngale ci làmb desalatuñ dara billaay walaay wàccoo naa ak ñun de ku nekk roi des arènes ñaari yoon demaat barki demoon Ndiaye Ndakaaru Ndiaye rectifié Balla Gaye kon kooku amatul luñ koy wax dañ koy ñaan yàlla lu si des carrière am rek mu gën a rafet rek. lay wax 24 média. 24 média dinaan liggéey bi rafet na dinaan affaire bi yéen la quoi jaajëf kontaan naa. merci beaucoup jërëjëf Sène ñu ngi lay gërëmaat bu baax di la sant comme ni ma ko waxee léegi tout à l'heure ma tàggoo ak le grand champion Aline Faye Pakala maa ngi taxaw ak frère am maa ngi taxaw ak doomu ndayam muy le grand assurance nga xam ne maa ko tuddee le tigre de la petite côte mu nekk champion bu mag boo xamante ne nii histoire am da koo marqué ci lutte bi nga xamante ne nii moom la ñu nekk muy lutte sénégalaise. Bouba ngeen jógee arène nationale le 1er janvier 2022 drapeau El Hadj Mansour Mbaye seen diggante ak Balla Gaye 2 ngeen daan ko mais su ma juumul record bi génn na gannaaw boo nuyoo. waaw auzubillah bismillah inna wali yàlla maa ngi sant yàlla julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ Fansour la naa yàlla na fi yàgg tawet di nuyu Mbour gëpp di nuyu 24 bi nga xamante ne 24 TV maa ngi leen di ziar nga xam ne site bu bees yàlla na law ba mel ni 2STV ñu ngi ko koy ñaanal quoi di la nuyu sa caméraman bu ñaawul bii nii waa recours bi dégg naa génn na jox nañ Bombardier victoire. ok génn na. génn na waaw. léegi da ko daan par site. da ko daan par site bi mu ko songee noonu baraake ko. mu daanu ci gin si digg si kaw avant deuxième saako bi site boobu moom la CNG validé. ok jour combat ba le premier ñu gis la ci cumikaay Bombardier gis fa Pakala gis fa Auguste ak seen ay rakk mais dafa mel ne da ngeen toog waxtaan seen biir loolu tey moo waral tey oote bu dëgër bi nga xam ne oote ngeen ko muy 100% bi lan la wundoo. waaw 100% bi mooy bépp jafe-jafe bu mbër doon am au niveau de Mbour moom lañ bëgg mu saafarawu Bombardier mooy suñu mag am nañ droit bu amee bés ñu dem jàppale ko xam nga te il y a un mois ci ginnaaw dañ ci doon dajaloo ñun ak jeunes lutteurs yi fi nekk toog waxtaan ci ba trouver solution nan la ñuy def ba làmbi Mbour jëm ca kanam ba képp ku ci seexul woon ak sa morom jàmm dem seex ak moom jàmm du tee booy yi war a bëri seen biir dinañ bëri seen biir mais bu nekkee au niveau de Dakar képp ku xewlee di 100% bi jóg boo amee dëj 100% bi jóg boo amee ngénte 100% bi jóg lépp loo xam ne dañ koy saboter pour wàllu làmb biir Mbour 100% bi day jóg taxaw si ngir loolu mën a am. xam nga bu dee wàllu stade yi dañ leen ko bañ a joxe boo gisee fi ñuy bëree nii nga xam ne c'est pas normal comprends nga drapeau chef de l'État moo tax fii am làmb parce que xam nañ ne si ministère bi lay jógee mais ñun nag dañoo takku booloo nekk benn xooratuñ ministre xaaratuñ dara ku ñu ko xañ bépp discipline dootul am si stade bi. association bi nag li ko tax a jóg mooy ndimbal ak social yow ci nga bokk man ci laa bokk tey bu mu doon mbër mu feebar daa am ñu koy cotiser buñ la dabee da ngay cotiser bu dee dañuy jóg di dem si bonne volonté yi da ngay dem. bonne volonté yi nekk ci dëkk bi itam seeti nañ leen waxtaan ak ñoom tàll leen suñuy loxo wax leen li nga xam ne moo nekk ci dëkk bi mooy ni ngeen gëmee dëkk bi ñun noonu lañ gëmee dëkk bi. boo leen fi nekkee da ngeen ñuy jàppale ñu jàppale leen ab dëkk la fa dim ñuul moo fa dim ñàkk te ñun ñooy mbëru dëkk bi amoo leen ñeneen ñu dul ñun kon yaakaar naa ne nag. li ma sàmba di dàq mu jëm fële nga dàq mu dugg ci dëkk bi loolu rek moo tax 100% bi jóg première sortie bi nag yàlla defal nañu sutura Bombardier la tombeel ñuy ñaanaat ñun ñi ci des ñëpp ñu amaat combat yàlla may ñu ndam. mais dafa mel ne seen li assurance takk dafa am lu muy wax
waaw lii bu fekkee gars yi ñu ngi koy gis aussi war nañoo xam fan la ñuy jaar comme ça ba mën a dugg ci association bi parce que léegi junj na ko léegi mais bëgg naa mu ñëw ci clairement dafa mel ni Bouba li ay wax la. waaw association xam nga boo ci nekkee boo bëggee ñu reconnaître la il faut nga nekk fa membre li la koy may mooy nga am carte de membre ça fait 3000 seerul mais pour nga bokk ci da ngay ñëw ajouté gars yi admet la tey Mbour laa dëkk rek dinañ la gëm ne doomu Mbour nga mais pour lu waa Mbour di yëngatu il faut nga wane ne yow doomu Mbour nga dëggantaan mais lii kuréel la goo xamante ni tey fii tey yow mii nga xam ne doo mbër mais journaliste nga tey boo bëggee mën nañ laa jël dugal la si suñu biir ngir ëllëg di nga ci am baat boo bëggee wax ñi dégg la il faut nga am carte am lépp ñu mën laa dégg parce que nag association boo bëggee mu dox il faut nga jënd carte ak lu mu mën a doon il faut nga jënd carte toog di waxtaan di fekk réunion yi di mën a nas si nooj mais nag souvent boo jëndu carte sax da ngay yaakaar ne bokkoo ci kon rafet na ça fait coûte 3000 francs lañ koy jaayee. direction bi fan la. direction bi c'est Kassé Diop la fa la ñuy toog bu fekkee booy Mbour moo koy defar mais 16 association bi c'est Kassé Mamadou Diop champion d'Afrique boobu noonu. mooy suñu 16 bi tey ma si lancé appel li ko dal mën nañoo dal ñun ñëpp. xam nga. mais dañuy ñaan yàlla mu bañ ñoo dal wala ëllëg ba kenn ak waru daal la ñoo yem nit kuy dox man nga am tolof bëgg nañ képp kum ci manti dal tam yàlla bu mu am association bi jóg taxaw la taxaw bu am doole ba bu ñu demee naraket yi fekk kees gi am xaalis wala ku ñu mënti fëgg nga xam ne doomi Mbuur yi ñoo jóg te benn lañ te mbooloo mooy doole buñ la fëggee ne la diw moo am jafe-jafe di nga ko sawar a def ndax xam nga ne ñu ñëw duñ ne ay n'importe qui parce que dëkk bi bu ñu waxantee dëgg Mbuur bu ñu génnoon ci biti ñuy wax ñi gën a siiw force dañu ciy boole. amul mu neex mu naqari. doomi Mbuur yi bu ñu leen di lim benn par benn bu ñu doon génne ci àdduna bi dinañ ne mbëri Sénégal diw ak diw ay doomu Mbuur lañ. te ñi ci gën a siiw lañ bokk. amuñu xam Mbuur bu doon 4 parties 3 yëpp a leen xam. kon jeex na 3 yëpp a ñëw ñeneen ñi ñu xamul ñëpp xëj na liñ naan bërëngu dajul suuf te loxo jotul ginnaaw mais nag yàlla baax na ba ànd nañu suñu conscience ànd nañu ak suñu xel. ba retourné waat def 100% Mbour bi di ñaan yàlla ngeen dooleel ñuy ñaan daal am nañ démarrage tout au début est difficile moo tax nga gis mu demee nii mais nag amul problème ñun moom bàyyiwuñu yokkuwuñu yàquñu dem nañ ci autorité yëpp parti opposant pouvoir bonne volonté bu nekk ci dëkk bi ñëpp tàllal nañ na suñu loxo wax nañ na li nga xam ne moom lañ bëgg boo ñëwee baax na ku ñëwul baax na mais suñu devoir def nañ ko. nit nag mën ngaa organiser lu nekk mais nit ñi ñooy ñëw ki nga war a seedi nga ko mais bu retourné ñëw baax na bu retourné wul ñëw ñun ñu fi nekk dinañ waxtaan tënk buñ paree jóg dem dox suñuy soxla loolu rek moo ñu tax a jóg. ok léegi 100% bi mu commencé ak léegi ay gi ci ayu la B52 de Mbour Bombardier la tombeel mais mois de mars ngeen jëmaat arène nationale seen diggante ak Eumeu Sène te bi mu leen braqué arène nationale. Stade Amitié yàggul ci mois de mars ngeen jëmaat ak moom ak Gaston Production mais loolu dina garaaw de. waa ni mu def daal ba daan Balla Gaye na delloowaat foofu loxoom rek ànd ak dal ànd ak teey mais ñaar la yoo xamante ni bokkul quoi. moom dafa may revanche bële ñu may ko revanche. ni mu àndee xelam ba ne Balla Gaye moo soxla da koo may revanche mu ànd ak dal. na àndee xel moomu te xam ne moom moomu Eumeu Sène tam ci defet la jóge mu bañ a paraxee combat wam dem attaqué ji ne maa war a jëli defet ba li dal Balla Gaye dal ko mu daanu waat ci loolu. loolu rek laa koy dégg est-ce que dégg nga baax li mu wax. dégg nga ma. bu baax a baax. na ànd ak dal bu àndee ak dal nit du ko daan mais na ñëw dooleel ñu jëmmal ñu foofu lañ koy xaar. di ko ñaanal prochain combat am yàlla na ko yàlla may ndam. lu sedd guy ñun ñii tam yàlla jox ñu combat yàlla may ñu ndam. 100% bi gën a dox. lay wax 24 média. waaw 24 média forever ca kaw ca kanam nee naa la yàlla na law ni 2S. ba fépp fu waay nekk di ko man di ko seetaan ñun ñëpp nag dinañ ci abonné boo paree lien bi envoyé ñu ko ñu abonné si di seetaan li nga xamante ni mooy 24 média di la gërëm di la sant Ndiomb. merci beaucoup jaajëf gars yi. jërëjëf mbokki Sénégal jërëjëf mbokki amateurs yi ñoo ngi fii ci Cocobis tey nag ñu ñëw fi nag ngir làmb 100% Mbour ma ñëw tombé fi ak sama frère le grand Khassa Thiam nekk promoteur jeune promoteur boo xam ne yàggul ñëw waaye boobu bi mu ñëwee ak léegi xam-xamam doy nañu ndax ci dëkk bi la dëkk. di soqali li nga xam ne mooy làmb mais Khassa maa lay nuyu. maa ngi lay fay ku baax di leen gërëm di leen jaajëfal
di rafetlu seen ñëw ci AG bi nga xam ni les jeunes lutteurs lañ koy def pour waajal taxawu Mbour ak làmb ji ak xale yi nga xam ni tey ñoo war a dem ëllëg ci kanamu làmb ñoom ñu am courage yu am benn organisation fas yéene koo jëmal tey ñu ñëw teewee ko. ok nga nekk jeune promoteur di soog a ñëw 2022 mais kii jar na jàppale mais est-ce que Xassa mën nañu wax ni bi mu ñëwee ak léegi amagum na journée bu mu def wala boog yàgg na tëgg journée. waaw xam nga Xassa bi mu ñëwee avant muy xalaat journée dafa xalaat benn label pour nga xam ne bu nekkee promoteur label bi mooy nekk moom mooy nekk promoteur bi ñu koy wax guichet entrée abonnement c'est un guichet électronique boo xam ne événement yëpp képp koo xam ne day tëgg ak moom làmb xam nga promoteur rôle am mooy mu faxee dajale maanaam lu mel ni industrie wala un lutteur wala une société ak lu mel ni ci cadre amateurisme nga xam ne ñoom ñëpp dinañ mën a liggéey ci benn cadre boo xam ne dinañ xam ne ku nekk da nga jël sa wàll. système boobu lañ ñëwee ci wàllu làmb ji maanaam duñ nekk ay courtier ci wàllu làmb ji dañuy uti ay partenaires indil ko làmb ji uti mbër indil ko làmb ji uti làmb indil ko amateurs yi nga xam ne ñëpp a ci am seen gagne-pain boobu initiative lañ am tudd ko une guichet électronique entrée abonnement nga xam ne toutes les réseaux téléphoniques ak toutes les réseaux internet ak les sites yi ak youtubeurs yi ñoom ñëpp li tax ñu ne entrée abonnement suñu événement télé day am abonnement YouTube day am abonnement site day am abonnement képp ku am sa wàllu internet nga xam da nga ciy liggéey boo ñëwee pour découvrir lamb ji da nga jël sa code doo ko jënd fenn fu dul sa site ngay jëndal wala sa YouTube wala sa Facebook pour nga mën a doxalee tam sa activité noonu lañ ko bëgg a doxalee bu soobee yàlla. ok mais yow su ma la déggee wàññi woo da ngaa yokku de. ah waaw xam nga tamit dafa jàmbur wala li nga moom boo ñëwee ba cee dugg da ngay indi lu bees en plus que tamit dañuy samp aussi ay médailles en or. ñun suñuy làmb du nekk ay drapeau dafay nekk ay médaille d'or xam nga le système drapeau médaille moo fi njëkk lépp loo gis ci wàllu njàmbaar ñun nag tëgg yi bi nga xamee toog nañu xool drapeau yi amul benn signification te mbër mi ëllëg du ko mën a porter wala mbër mi ëllëg du ko mën a exposer fenn wala mbër mi ëllëg du ko mën a jëbal kenn wala mbër mi bu ko mën a takk ñu mën a xam ne kii raaya la ci moom loolu lañu fi bëgg a jëlee maanaam indi fi lu ñuy wax drapeau médaille en or moo tax ñu tamit suñu xalaat bala ñu dugg ci làmb yàgg nañ ci xalaat nag yàgg nañu bëgg a tëgg làmb mais dugg ci comme nit ñi noonu arrangé tul làmb parce que léegi da ngay xool ne benn mbër bu fayee ko 300 000 rek kooku société la Massa ku fayee ko million ba 2 millions ba 3 millions ba 50 millions kooku c'est une industrie kooku tam booy demee bay liggéey ak moom ci wàllu management yow da nga koy fexe yokkale opportunité am mais bu ko wàññil opportunité am parce que làmb ji dafa metti te ku ne xam na ne entraînement xaalis la doole la waaye itam fay événement xaalis la doole la kon yow mi ñuy dugg seen biir da ngay fexe ñoom ñëpp ñu am ci seen solo soo xam ni boo liggéey ñu sawar gën a ànd ak yow liggéey loolu bokk na ci tax ñu créé lu ñuy wax drapeau médaille en or waaw. tey ñu teew fi nag fii ci ndaje mi mu nekk ndaje bu dëgër boo xam ne assurance mi ngi fi Pakala mi ngi fi Boy Mbour mi ngi fi tey Thiat mi ngi fi bari na champion yoo xam ne tey ñu ngi fii ci Coco Beach 100% Mbour waa muy jàppalante xàccendoo di dóorandoo mais loolu noo ko gisee. waaw loolu mooy dëgg xam nga loolu ñu def ñun dañ ko def ñun artisans yi une fédération des artisans du département de Mbour dañu war a créer une fédération des lutteurs du département de Mbour nga xam ni Mbour bu xewlee tey ñoom seen benn entité boobu mooy jóg ci turu ñëpp nga xam kenn dootu leen sorxoo parce que gis nga liggéey fekk amul njiit métier fekk amul njiit wala ànd fekk amul njiit loola day yàqu te Mbour moomul loolu ci làmb te ñu bari xamuñ ni Mbour mooy deuxième capitale ci làmb Sénégal. bari nag dafa nekk ci Petite Côte bi booy dox mel ni ku jëm penku da ngay dem Gambie booy dem côté Thiès nga mel ni ku jëm penku mais buñ toppoon littéralu Mbour xam nañ ni Mbour mooy deuxième capitale ci wàllu làmb ci wàllu champion ci wàllu lutte traditionnelle ci wàllu lutte avec frappe ku ne xam na ni Bouba Diop assurance champion la ku ne xam na ni Pakala mi champion la ku ne xam na ni Bombardier mi champion la ku ne xam na ni le gars là encore ma koy fàttali Jordan sama jantal ku ne xam ne gis nga li mu def ci làmb te ay jamonoom nit ñemewu ko ñun ñëpp jaar fi nekk ay kilifa ci làmb pare bu ñu ko nekk ay borom kër créé ay écurie kon nag suñu demee ba ñoom dañuy créé benn association damay daw ñëw fekki ko ndax man dama ci am part de responsabilité parce que mbëri ñi buñ dul ay menuisier ñi ay maçon lañ buñ dul ay maçon ay menuisier métallique lañ buñ dul ay nekk ay charpentier wala ñu nekk ay tailleur te man su ma nekkee président association des artisans du département de Mbour kooku moo ko dëgg damay daw ñëw moo tax ma bàyyi si miit yëpp daw ñu fekk ko et puis war si jàpp bu soobee yàlla 100% bi tombeek ay Bombardier te Bombardier mi ngi jëmaat mois de mars digganteem ak Eumeu Sène ba xam nga Bombardier actuellement B52 rek produit la buñ ko bàyyee seen kër moom
mu dëkk ak yaayam ak i jabootam moom rek mu nekk lutteur kooku leneen la mais suñ jëlee B52 Bombardier bi rek kooku industrie la kon le année bi li mu def ci làmb ba tax tey mu ubbiwaat bëti Mbour tey Mbour war a ubbiwaat ay bëtam dem toog ak Bombardier waxtaan ak moom xamal ko ni indi na loo xam ni ci at mu bees mi defal na ko Mbour muy te actuellement booy xool Bombardier doon na ñaar yoon deux fois kon troisième fois bu ne dana ko jël loolu nag la Mbour waaye def seen bopp jóg ànd ak Bombardier société yi valeurs humaines yi valeurs culturelles yi ñi am xel ñi am alal waaw ñëw am associé ak moom parce que man dootuma bàyyi Bombardier mu dem noonu de le B52 la loolu thème bi rek boo ko déggee war naa dugal si bopp doomu adama dara parce que alal la xam nga li nga bëgg a wax Bombardier actuellement industrie nag bu nekkee cim réew war a créer sociétaire ñun ñu toog di ko xool ba mu yàqu kan mooy perdant bi kon ñun ñooy perdant yi kon il faut que dañ ko jàppale ànd ak moom te di kontaan trop yaram ak tegginam parce que keroog gannaaw duudu ko da ko wax ci làmb ji gannaaw duudu ki koy tëggal loolu rek moom gën a nax si làmb ji ñu ne Bombardier bañ ànd moom ba tey yar ak teggin ak tey lañ ko xamee moo tax bi mu daanee dund ko léegi nekkatul géwalam léegi bàyyam la sax la léegi waaw mooy li ma la wax te xam nga léegi da ngay dégg naan mbër ba nekk daal ci làmb Bombardier dafa dem ba nekk ci xeet daal yi nekk ci làmb daal yi nekk ci askan daal yi nekk ci dëkk daal yi fi mu toll nii kenn tëwu ko xam sam benn xarit kër Bombardier bi mi dem ci làmb ji ñu koy wax Cheikh ci parc Ndem Pam Ndiaye bi ci rond point Mbour Séeréer bi gars yi werante naan ba Bombardier ak Balla Gaye lu Bombardier war a def mu ni Bombardier amatul conseil ci làmb bàyyi leen jàmbur bi bilaay walaay Cheikh la ni amatul conseil ci làmb nee na kii di ku ñuy conseil moom làmb ji dina ko bëri daan Balla Gaye ñibbisi ñu ne ko waa Cheikh ni mu koy daane mun na ko xaar rek saa bu ñëwee mu cof ko mu mel ne Cheikh dafa dégg ak Bombardier da xaar Balla Gaye saa bu ñëwee mu cof ko ba mu sonn daal ko jël daan ko kon loolu tamit lu neex la lu encouragé Mbour waaye la man daal en tout cas ren dinaa dugg ci làmb ji ak façon bu ne bu soobee yàlla. merci beaucoup ku nekk barsax te boo ko am ku nekk barsax yal na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin. te yeexee ñoom. amiin yaa rabbal aalamiin. yal na leen fa ñu nekk gënal fii ñu jógee. amiin yaa rabbal aalamiin. waaw dañuy dugg ci cérémonie bi rek di wax ne yal nañ ci dugg ci bismillah génne ci alhamdulilah rabbil aalamiin. di wax ne tey nag ay doomu Mbour kese ñoo fi daje te li ñu fi dajale yëpp defe naa ne ndamu Mbour moo ñu tax a jóg ñu ngi nuyu nag assistance bi yëpp képp ku nekk si salle bi ñu ngi lay dalal di la masawu di xam ne woote ñi wuy si xaw naa metti tuuti parce que temps dafa jafe ñu bàyyi seen jot yëpp ñëw ñu ngi leen di masawu di leen jégalu bu baax mais seen i rakk seen i doom ngeen ñëw fekk si di wax ne dal leen ak jàmm. waaw premier point bi nag balaa ñoo jox Père Chérif ñun ñu daje fii nii yëpp ay doomu Mbour lañ njabootu lamb kese nag moo ñu fi dajale te lépp lu ñu fi dajale rek na kenn ku nekk xam ne ne benn ndab lañ bëgg rek moo waral ñu boole suñu doole ñun mbëru Mbour yëpp parce que boo xoolee salle bi ñu fi nekk ñëpp am na ay mbër am na ñoo xam ne dañuy mbër gis naa fi kuréel bi nga xamante ni mooy ñoom manager yi may jël nuyoo bi di ko teg si loxo Aziz Ba gis naa fi waa kuréel gi gis naa fi journaliste yi may jël nuyoo bi di ko teg seen loxo seen makraay jaw di nuyu jigéen ñi suñu jarbaat di ñaawul yi ñi nga xam ne suñuy jarbaat lañ mooy Nogay ak Ami Koda di nuyu suñu jarbaat bi nga xam ne moo bind suñu sitaay yëpp di jarbaatu Kese Diop mu ngi ñuy toog ñu ngi nuyu képp ku fi nekk di nuyu suñu Père Chérif Diaw di nuyu Xasaar te nuyu ku ma fàtte nag noo ma jégal te xam ne lim moo demee noonu te nuyu mbër yëpp di wax ne nag kenn ku nekk am na ci kàddu dañoo bëgg fu waay mën a nekk boo amee xel mu rafet micro baa ngi nii bind nañ nag ay nit ñoo xam ne am nañ yaakaar ne dinañ démarrer mooy ñi ngeen gis si table ji journaliste yi dinañ jël kàddu ménagères yi dinañ leen jox ñu wax même ñi nga xamante ni bi ngay ménagère mooy waa kuréel gi ñu woo invité leen ñu ñëw di leen jox parole ñu wax Père Chérif fii làmb moo ñu fi dajale bépp jafe-jafe bu ñu doon xeex mbër bu am jafe-jafe biir Mbour loolu moo ñu dajale fii ngir mu dañ beneen bi mooy subvention yi nga xamante ni daanuñ ko am au niveau de mairie de Mbour loolu moo ñu dajale fii ngir mu dañ ñàkk demlante bi ñu daan ñàkk demlante suñu biir loolu lañ bëgg dindi suñu biir loolu moo tax ñu daje fii tey mbër mu daan am combat doo bët di daan dem yow kenn kese kenn du la soutenir beneen équipe yi daanul jóge fenn di la ziar si di la jàppale loolu lañ bëgg mu dañ man dama doon am dañ joraan nii mën naa ko jël exemple moom mu gën a jege
moom ku ne xam na ne sama seex la ñoo amaloo licence d'or licence simple bu nekk benn bis ñoo bëree ndoo aada tam benn bis parce que naka zalika noonu tey mën naa am dañ seexuñu dara duma fa teg sama tànk loolu bëgg nañ ko dindi suñu biir xam nga ku am bànneex 100% bi jóg taxaw la képp ku am naqar 100% bi jóg taxaw la ñuy nuyu champion d'Afrique bii toog di kase Mamadou Diop may bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax a baax di wax ne teewaayam fii am na solo li ko dal nag nattu la suñu borom moo koy tegaatee bokk na si point yi nga xamante ni moo tax débat bi jóg ba 100% bi jóg parce que ëllëg mën na maa dal mën na dal sama morom mais bëgg nañu bépp abcès boo xamante ni war naa dal nit te moom doomu aadama ñoo ànd ak dund bu dalee ci kaw doomu aadama ku bokk ci kuréel gii nii di association des lutteurs de Mbour 100% bi jóg taxawu la dooleel la kàttanal la ba keneen ku daw di ñëw da nga ciy fekk ñu dugal ci suñu loxo bu baax a baax tey Serif loolu daal mooy objectif bi kàddu gaa ngi noonu ñu jox la bu baax. dernier point bi surtout mooy 100% Mbour loolu am na lu muy wundu parce que ci lii ngeen nekk muy làmb xëj na sport la boo xamante ni bii boo ci nekkee ñaare sa yaram tàng mun na am lu bari échappé la waaye nag ñu xam ne doomi Mbuur lañu tey tamit ànd nekk benn mooy doole moom la tubaab di wax ni l'union fait la force kon force boobu pour ngeen am ko foog ngeen dajaloo nekk benn parce que du ngeen ay ennemi ak adversaire ngeen adversaire nag moom ñaar ñu bokk ndey ak baay sax mën nañu doon adversaire boo kii nga xool ko ci football yi kii day nekk bii club kii nekk bii club ñu daje buñ paree ñoom ñaar ñuy fanaan ci benn kër gi naka noonu nag mooy làmb ji ndax yéen ñëpp doomi Mbuur ngeen ku ci am bànneex sa morom dafa war a taxaw ku ci am naqar sa morom dafa war a taxaw te loolu boo dee seet par exemple tey jii Bombardier bëri naag Balla Gaye fan yi passé keroog Pape Balla Gaye bi mu gaañoo Bombardier dafa déplacé dem ba foofu yendu fa jaale ji ko loolu kon day boole waaye du xaajale sport la boo xam dafay boole waaye du xaajale sport individuel la nag moo tax xëy na sax affaire yi di metti parce que du nekk dajaloo ku ci nekk la lay may li ngay am sa morom moo la koy may kon yéen métier bi yéen a ko bokk waaye yéen a koy bokk séddoo parce que tey jii bu ñu ne assurance boole nañ la ak ma joxe exemple assurance boole nañ la ak Boy Mbour mais ku ci nekk sa morom ci ngay wute kon ñaar ñi nga xam ci ñu ñëw daje pour ku ci nekk wut ci sa morom ñooñu bu fekkee par exemple noonu nañu seen wut du neex te nag doomu Mbuur lañu kon di dem ci àll bi ñun dañu war par exemple fexe ba incha allahu loolu nekk fii ci ñun tam lépp loo ci man ci nga xamante ci moom la ñuy dénk luñ ci man ci jàppale leen dimbale leen incha allahu danañ ci taxaw bu neexee yàlla yonte bi fépp fu ngeen ñu woo ci lu mel nii bu ñu mënta am tamit sax ci suñu poche sax ñu déplacé ñoo fekk leen ñaareelu point bi nga wax mu am importance trop parce que man ak yow discuter nañ ci lu yàgg mooy subvention bi dañoo demoon ba waxtaan ak maire def délégation Ami Collé mii moo doxoon lépp ba yàlla dogal ñu amul ci bunt yu leer dem ci maire wax ay proposition defar leen seeni këyit ngeen ñëw ñeenti licence defe naa ñoo ci pare woon bi ñeent yi pare defar nañ ko au propre boole ko ak ñu suñu rapport ak suñu lépp dem yóbbul ko jébbal ko mu jox ñu benn décharge bi ba tey ji mi ngi ñun ñu jëloon ci tamit exemple te lañ defaloon jël ci benn copie gardé pour ëllëg léegi nag ñaar yoon yi nga xamante ni dem nañ ci mu wax ko yëpp daf ne moom yóbbuwul woon ni subvention bi dugg na waaye comme jaar na conseil municipal ba jàll nee na moom dina ci taxaw par exemple pour ñu joxe ko ki la wax nag loolu tey sa kilifa li ngay def moom mooy nga déglu ko wax naa ko assurance ni ko dañuy defaat beneen réunion utaat audience ci moom dem ci moom ni ko li nga waxoon de boobu ba léegi si gisuñu ko te xaalis bi dugg na kon nag ñu jéem a fexe par exemple loolu tamit buñ ci mënee taxaw surtout ci wàllu waxtu wi ñu nekk ñoom soxla nañu nit ñi soxla nañu ñëpp xëj na buñ fa demee fàttali ko xëj na mën na am mu jàppale ñu ci loolu tamit lu am importance la assurance foofu toujours jot ñu ngi ciy waxtaan mais nag ñu jéem ci jël aussi benn pas-pas ànd même du ñëpp sax waaye ñu tànn ñett wala ñeent ñoo xamante ni ñooy delluwaat ba foofu Jordan assurance ñoo àndoon dem ba foofu
moom mu kontaan ci lool. waaw léegi nag li ci des nag moom mooy ñu defaat ay pas dem ci moom waxtaan ak moom ndax mu jugaat ci loolu foofu daal man. mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa bi nga xamante ne moo toog di président Chérif Diaw di nuyu assistance bi yëpp di nuyu suñu xarit Xassa nag bi ma ñëwee fekk ko fii dama kontaan ci moom parce que fu ñu dajee du wax ci wàllu liggéeyam ak man. ci wàllu làmb rek lay wax ak man. donc bu ak lu làmb wootee fii ma ñëw fekk ko fi mu toog kon la mu doon wax lu dëggu la ci moom. donc li leen remercier bu baax champion assurance ak ñoom Pakala ak ñoom Jadal ak ñi fi nekk yëpp parce que li ma fort ci président Chérif bi muy wax mooy que ne loo leen mënoon a def ci Mbour te defoo leen lii defoo leen leen war parce que Mbour dafa am problème yu bëri yu nga xamante ne dafay am ci li koy indi mooy que ne Mbour waa bëriwul ñu koy bëgg. tey jii ñun région de Thiès la ñu bokk ñu demee réunion CRG xam nañ lañ fay def beneen région boo dem aussi dañuy def Mbour wujj donc nag ki nga xamante ne foo jóg ñu def la wujj yow war nga xool sa doxalin parce que comme li ñuy wax l'union fait la force benn lab du yëngatu mais tey jii ñi ngeen ànd nii ma gis ko ngeen ànde ko bi Bombardier dem ci làmbam ma gis ko ngeen ànd ko ma gis ko ci image yi dama kontaan ci loolu parce que ma xam ne lii boo leen ko defee rek moom ngeen war a def parce que sport bi dafa neexul ba neexul waaye département de Mbour moo ko yor surtout làmb comme département de Mbour moo ko yore nag ñun war nañu xool fu ñuy teg suñu tànk fu nekk parce que làmb ji bëri na problème yi ci am nag xëy na ñun ñi nga xam dañu ko dénk am na lu nga xamante ne suñu devoir la soit def nañ ko defuñu ko ci ñun lay dal mais dafa am ñu nga xamante ni lu nga xamante ne dafay dal ci kaw mbër yi am lu nga xam dafay dal ci kaw ménager yi am loo xam dafay daw ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy encadré mbër yi parce que bu ñu toogee ba yenn problème yi di am te mënuñu ko régler c'est parce que ñàkk waxtaan moo am wala bu kenn toogee xool président Chérif xoole ko benn bët bu mu ko war a xoole c'est parce que xëy na xamul ni kii rôle bii lay joué ci li nga xam mooy CDG bi ou le CRG mais bu ñu continuer di am kuréel yu mel nii wala waxtaan yu mel nii di échanger di demalante di dikkalante dina bëri problème yu nga xamante ne nañ ko réglé te kenn du ci jéppi sa bopp parce que comme ñun yàlla daf ñu natt ñun ñëpp ñu nekk ci làmb tey jii lan la ñu war a xaar ci ñun ñu dem bañ ne assurance tudd na doom Pakala wala keneen tudd na doom keneen yooyu la ñuy xaar parce que lamb bi ñuy wax lamb du question non xëy na bunt la pour ñu am ci xaalis mais nag nañu fàttaliku ne sport la sport nag bu demee nag bi énormité di am ci diggante gi nekkatul sport parce que sport fo ak ree la fo ak ree boobu nag léegi dañu commencé gis ne dafa génn ci lamb lan la ñu commencé gis léegi ci violence ak yooyu donc li ngeen woote nii ci moment bi ngeen ko war a wootee ngeen ñëw maintenant aussi dafa jot comme ni ko président Chérif waxee autorités yi jàppale li nga xamante ne moom mooy lamb ci Mbour parce que du ma wax football parce que football xam naa ne ñu ngi leen di jàppale parce que loolu ma cooy xam naa ci lu leer li may wax dama ci xam bu baax parce que en 2002 bi Mbaye Diagne ñëwee doon maire Mbour lu mel ni stade de Mbour 9 millions lañ ko fekk woon man ak Mouhamed Dafina ñoo xeex ba tey subvention stade de Mbour nekk 15 millions. sa tur ak sa sant di jël nuyoo bi di ko jox suñu papa suñu nijaay suñu xarit Père Chérif Diaw parce que yaakaar naa ñu teew si salle bi mooy seen kilifa Père Chérif ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw bu ko nee na Boy Ngaay général Diouf aussi seen combat boobu jàll na waaye boobu ñoom ñëpp ñu ngi si 100% Mbour waaye waaw di nuyu suma président man dama am président spécial Ablaye Pouy waaw bu moom loolu passé may nuyu sama copain bi toog parce que Mamadou Diop Kassé sama nit la sama xarit la sama doom lay kon yow mention spéciale champion d'Afrique am na loo xamante ni ñi si salle bi duñ ko xam ci yow mais man mi la yoroon xam naa ko ci yow kon yàlla la yàlla defal wér yàlla mu fëgg sa bopp ba nga delluwaat si sa activité yépp bu loolu passé Mbour benn bopp la kenn mosu ko xar ñaar
ñun ci suñu bopp ñoo leen mag mais ay génération lañ parce que làmb man dama koy wax parce que li ñu gën a tardeel ñun mooy dëkk gi ñu dëkk Mbour ñun ñu toog nii kenn ku si ne bëri na lu ëpp 20 combats ñun ñu toog mais yeneen dëkk yi da ngay bëre benn combat wala ñaar ñu ne la VIP nga bokk. te fii man de xam naa maa si gën a néew ay combat te def naa 24 combats arène. 20 victoires laa am naa 2 défaites benn sans verdict benn match nul. palmarès boobu bu ma dëkkoon Dakar kon dootuma wax ak mbaru bojo bojo damay nekk VIP. am na ñu nekk 9 combats 6 nekk ay VIP te mbëru waxuma ñun ñii toog fii de boo yi toog nii am na ñu ne VIP foofu mënuñu leen a daal. ndax am na si mag ñi maa ngi dégg ñu ni Ndakaaru ku fa mës a tëgg mbëru Mbuur moo la fa fekk wala mbëru ko Petite Côte daan na te loolu ba tey jii may wax ak yéen mu ngi am du ma sori nag du ma guddal mais ba tey jii looloo ngi am te dama ko wax journaliste yi maa ngi leen di fàtte sax nuyuwuma leen parce que daf si bëri ñu ma yem maa ngi leen di nuyu bu baax ñoom ñii dama ni leen fépp fu ngeen nekk ci làmb déglu leen bu baax de question bii ma leen di wax pour Mbuur la ak yéen xale yi bëre nekk ci làmb fu làmb nekkati ci àdduna fii ci Sénégal su ngeen demee nañ nekk 200 personnes su ngeen demee ba mu des 8 mbër 8 personnes su ngeen xoolee benn waa Mbuur nekku ci su ngeen ñëwee yéen journaliste bi ni ma 8 personnes a des te amul doomu Petite Côte su ngeen ñëwee yéen ma décorer leen jënd yére bu bees tax dàll yu bees tax décorer leen ko ñoom ñu ngi nii toog kon gàcce ngalaama waa Mbuur lépp lu war gis nga làmb bu doon football Mbuur mooy doon Brésil bu làmb doon football Mbuur mooy doon Brésil parce que ñun ñett ñi si làmb dañ koy téye ci sunu loxo dañ see wéet torop kenn fekkuñu ci du autorité du kenn fekkuñu si man su ma la waxee ni la Mbuur laa dëkk li may am tur am na autorité yoo xam boo ma leen présenté wul ni ma kii mooy diw du ma leen xàmme te pourtant wax dëgg yàlla dëkk bi porté nañ ko yóbbu ko fu ne kii double champion d'Afrique la man ak Kase Diop mi champion d'Afrique la kii est-ce que triplé wu ko sax man coupe champion d'Afrique la 2007 bu gaa yi jàqee ñëw si ñun jël suñ produit yóbbu consommé ñu pare ñu indi laan ñi kii Pakala gaañu na tànkam blessure am mu ngi jógee équipe nationale Auguste Mbagnick Sène blessure am équipe nationale la ko jële kii nii porteel na équipe nationale lu dul jeex yóbbu na ko fu ne mu gañeel ko ay médailles indil ko bi mu gaañoo ba léegi ñoo pare loolu dañ koy topp di ko wax di ko waxaat mais dafay metti ga mettit bi mooy ñun ñooy reculer jëlal suñu bopp suñu yëf mais kenn bañ ñu cee xatal ñu jógal suñu bopp liggéeyal suñu bopp defaral suñu bopp loolu parenthèse bu ma doon jàllale la rek pour Mamadou Diop mi Kase mi champion d'Afrique la Pakala mi champion d'Afrique la Bouba Diop assurance dem na sélection équipe nationale man mii dem naa fa en 2007 Auguste dem na fa kon Petite Côte gàcce ngalaama ñoom association bii nag bu loolu jàllee li ko tax a jóg nekkul ko Bouba Diop assurance du bëre ak Jordan du bëre ak Pakala déedéet kon ñun boobaa dañuy ray làmb de bu boobaa dañuy rey làmb yéen booy yi si ginnaaw parce que àdduna neexul ba mu bëreeg Pakala fi ñu toll nii te bëre nañ man ak moom ay yoon assurance mi tey jii dootuñu bëre te bëre nañ ay yoon te mu ñu ngi nii tey làmb nag dafa am loo xam ne booy yi yéen fi ngeen ko teg ak fi mu ne dafa soree gis nga nit man ngeen a bokk sax di kontaagandoo ba jouru combat jot ngeen bëre. di gërëm si li nijaay yu baax yi fi nekk ku si mel ni Raay Yaw Njombu Ñang ak dara Mamadi di nuyu 100% Mbuur bi yombul nag lu gaa yi wax rek gaa yi wax nañu wax ji yëpp pour man dama siy jaaraat nii rek nan leen bokk ndey bokk bàyyi
ñun ñi bañ si tollee dañ doon bëree ñun ñett ñi mun naa ne derby la woon dafa doon miti mais tey jaana mu jeex na comme que yéen nag yéen a si des yéen xale yi rayante leen teewul tamit ku si desanteeg mbër boo xam ne dëkkul Mbuur ñun ñëpp ñëw jàpp si ndax waa Dakar booy xool loolu la ñu rawee te àdduna mun naa ne jàppalante la ndax si dara gi ñoom dañ leen war a mën a jàppale gunge leen poussé leen ndax ñun kat booy xool def nañ si làmb loo xam ne nii ñëpp teg nañ si seen bët damay ñaan yàlla ñun tànk bi ñu aw jëloon ñoom dañ ñëw jël tànk yooyu di nuyu sama doom nday kase di ko ñaanal wër di ko naan àdduna moo demee nii di gën a yéenewu ko mais jàmbeeg pexem yàlla ak dogalam ñoo ngi lay ñaanal yàlla yëkkatiwaat ndax jàmm ak salaam ko jub nekk si activité maa ngi nuyu ñëpp nag nañ ko gëm nag mun naa ne wax ji jarul muy bëri du may gis nii man wax si booloo mënu ma ko mais bu ma wax na wax ji sama papa Serif wax na wax ji Modou Pouy tamit wax na wax ji kon na leen góorgóorlu rek bokk ndey bokk bàyyi mu bañ a nekk nii wax kese bu nekkee wax kese après defet lay doon pour man na leen xaajoo dóorandoo ñu bokk ndey bokk bàyyi ba ñeneen ñëw fekk si waaw nañu góorgóorlu rek loolu la amul lu may wax wasalaam. jóg leen moo gën a rafet a ñëw tam dafa ko tànk bu am solo man maa ngi génn moom mooy dugg. nañ pousse rek raay yow kii sax nañ pousse rek nañ pousse si moom ma dugal ab séeréer li mu yor soo bu neex bi xanaa suñu jarbaat la koy sax mu ngi yëngatu ah du jël booy xanaa ay Balla Gaye te Balla Gaye ku ko daan góor nga surtout nga daan ko 2 fois un leader de la valeur de Balla Gaye il est de Guédiawaye nekkul fii mais ku ko daan ci génération bi nga toll ak âge bi nga am ak fi nga ko daanee góor dëgg nga moo tax ma ne la yaa doon daan góor gi kon tey bu xale yi defee lii ak ndam lu rëy li nga am parce que nag 25 décembre 2002 dañ ne woon Tyson du daanu ci làmb. alors grand. keroog ba at bi di génn seen diggante nga dugg ci biir gàllam yéeg ko gauche xaañ ko droite wan ko gannaaw ñibbi si Mbuur dañ ne woon ndam lu mel nii dootul am xamoo 8 juillet 2014 daan nga Balla Gaye mais ndam lii nga am barki démb le 1er janvier 2022 arène nationale ndam lu rëy nii mosoo koo am parce que li ci daje dafa bari. kon ndam li nga jox waa Sénégal rawatina waa Mbuur yàlla nay sa jiglaay amiin waay te fii nga teg sa tànk yàlla na nga àggaleeg sa sabo tu es une fierté pour la Petite Côte nekk fierté parce que tu es un lutteur international fu nekk fu góor di takk ngemb Japon Chine barki démb Pologne yow am nga mérite tu es le lutteur le plus doué le plus palmarès de l'histoire de la lutte sénégalaise. Visitel demal ci ay Abdourahmane ñoo ci ñoom Robert dem ci ay ñoom Ambroise nga xam ne def nañ ay Montréal 76 Moscou 80 Los Angeles 84 Séoul 88 mais fi nga takk ngemb ay Japon ay Chine ay Pologne góor mosu faa takk ngemb jóge Sénégal. loolu rafet na waay. kon gaañi bu ma toppee lii sax damay def émission mais ñu ngi kontaan ci yow di la ñaanal di wax ne xale yi nag lii rek mooy mbir mi. billaahi. parce que mbir mi jom rek la amul benn nit loo mën a reprocher Bombardier bu ma sa gis Bombardier biir Mbuur wala Sénégal muy taxawal boo bëggee doon góor nag doon mbër da ngay am gétt te da ngay sóoraale altine surtout fi àddina toll ci monde internet nga xam ne Bombardier mos na ko wax boo daanoo tey at mi yëpp da nga koy daan mais lépp loo ñàkkoon Pologne amaat nga ko barki démb fii ci Sénégal sa ndam li moom la àddina bi di waxtaane bu la neexoon sax tekki sa ngemb
bu la neexoon yemale ko fii parce que dugg nga par la grande porte mais génn nga par la grande porte. Balla Gaye barki démb bi nga koy renversé woo ko ci ay waxi neen te Balla Gaye du mbëru caaxaan Yékini 15 ans la def 22 avril 2012 mu renversé ko stade Demba Diop yaa ngi toog kooku ku ko daan ñaari yoon góor nga te da nga ko daan ci biir bëri ba pare bëreeg moom ngeen xeex nga wan ko ne ko nii la demee parce que Petite Côte bi moo demee noonu kon kii neexut a remplacer kon na ngeen góorgóorlu bu baax te assurance lii ngeen def muy dëgg ci yéen ngeen téye ko man su ma sañoon da ngeen di bàyyi xale yi ñu dem bëri ji seen biir mais yéen ñii ci table bi yéen yéen a koy gérer bientôt Bombardier day dem ngeen entraîné waat en masse booloo liggéey parce que lamb ji liggéey la laaj ku gis barki démb bu Bombardier ci arène nationale xam nga ne liggéey yemut ak tëdd bu liggéey yemoon ak tëdd jàmbaar dootul gaawtu parce que bi ñu dawee daje moom Balla Gaye monté ko ca baxal Bombardier téye ngeen Bombardier faras ko jam ko uppercut Balla Gaye ñuuxu ko def changement de pied di ko tuur Bombardier bëre ca biir bëre ba la nga am bëre ca biir bëre ba Balla tuur ko bos gisee bi ñu tàggoo boo ko effet mu daanu parce que boobu jeex na loolu nag li koy wone ak di ko andi mooy nga entraîné nga am jom am fulla am fayda xam ne dafa am looy représenté balaa neex day metti mais keroog boo xooloon public bi wala nga xool situation bi tax nga bàyyi kon tey lii nga am tey jii doo ko mën a am te tey jii fu mu toll nii bu la neexee takk say bët foo jaar mbuur nangu nañu parce que liggéey bi nga liggéey moo toll noonu kon ñu ngi leen di gërëm di kontaan waaw bala ngaa jox ñu dakkal ko médaille waaw loolu am na solo ay wambaar xasaa ci am ndeysaan un grand monsieur moom it di doomi mbuur mais bëgg également lamb Ablaye Pouy li nga wax léegi ci xasaa dëgg na c'est un grand monsieur soo ko gisee lamb rek la lay wax waaleykum gars yi ñu ngi leen di nuyu gàll ñi ngi waay ñi ngi baaba Senghor Mendoza ras waaw gars yi maa ngi leen di nuyu man nag dama feebar naru ma woon ñëw mais bi nga ma oowee keroog wax ma ko vraiment jàpp ma woon pour ñëw mais bi ma rappelé encore ci après-midi bi laa ne damay soof dem parce que keroog même ci làmb ji bi sawaay di bëri dama forcé dem parce que mënu ma woon bañ dem non seulement émission bi mais combat bi tamit moo toll woon foofu waaw mais maa ngi leen di nuyu bu baax di kontaan vraiment ci daje bi nag am na solo xalaat bi am na solo ni ñu ko war a doxalee tamit moo ëpp solo parce que lii doxal ko du doon lu yombul de parce que xale yi ñoom ñoo nekk ci écurie yi ñooy bëri seen biir yéen mënatu leen bëri seen biir man nag ci sama xalaat pour mu gën a am lenn rek moo ko mën a doxal mooy yéen mbër yu mag yi fi ngeen bàyyi xale yi ñoom ñu continuer seen liggéey bu dara xewee kenn ku ci xewle ci yéen ñi ci des ñëpp ñëw jàppale ko am na ku ko wax léegi open press mënul régler problème parce que Pikine noonu lañ koy defee mais ak yeneen écrits yi fu mel ni Guédiawaye te dëkk yooyu yëpp Mbuur moo leen ëpp solo ci wàllu làmb dinaa ci ñëw léegi donc yéen ñii toog ci taabu ji lii 100% bi yéen a ko mën a doxal ngeen bàyyi xale yi ñu bëri seen biir ku ci génn doon ci champion ñëw mën a yéeg ci niveau national mën a yéeg yéen seen niveau Père Chérif maa ngi lay nuyu di kontaan ci yow di kontaan également ci équipe bi dañuy toog des fois ci rajo bi di leen critiquer c'est normal parce que yéen suñuy kilifa ngeen mais ñoo bokk làmb ji am na loo xam ne boo leen ko yoree du mbañeel du dara mais boo leen ko dee doxal ñun buñ gisul ne noonu la war a demee dañ ko war a dénoncer te mel na ni aussi loolu dafay baax ci liggéey bi parce que yéen a ngay góorgóorlu parce que tey yéen lii ngeen yor kuréel gi man mënuma ci bokk même bu ma amee niveau bi aw ma jotam ku nekk ak fi la yàlla xiir tey émission yi may def ci rajo bi yow mënoo koo def Bombardier géew bi mu nekk nee di bëri man mënuma fa nekk yow mënoo fa nekk kon donc ku nekk côté bi nga féete mais dañuy ànd waxante dëgg pour le développement de Mbour parce que li gën a bon mooy ànd di jaayante wéet di jëwante loolu affaire u naa fex lay andi dara dox léegi nag avant may ñëw ci point bi champion maa ngi lay féliciter merci bu baax sax parce que yow fierté nga pour Sénégal mais fierté nga également pour la Petite Côte waxuma Mbour
en 1995 nga njëkk takk ngemb le 4 avril 95 sa diggante ak kii Ngoone Thiaw keroog ñoom grand Assane Ndoye ñoom Jibi Malo ma la ñoo la andi ba nga génnee le 6 avril ma bëre man ak mbër mañ doon wax Rambo yaa ngi koy rappelé wu 97 nga dugg Ndakaaru le 25 décembre 2002 nga renversé Tyson pour la première fois nga nekk roi des arènes te damay wax ni Mbour képp ku mës a jël Ndakaaru daanu woo ca Abdourahmane parce que 43 la su lay doy tëmbal gaal fii Mbour fekk Abdourahmane Ndakaaru daan ko yéegi di def 15 ans de succès ma nga def 10 ans Robert toog fukki at yu mu daanuwul ñoom ñëpp ñu nekk ci Petite Côte bi nga jóg 97 am taxawaay bu rafet malgré situation yi fi jaar ak difficulté yeeg yëpp moo tax un jour ma ne mbër mu mel ni Bombardier attention yéen relève bi boo leen xefee mën nañ toogaat 30 ans dootul am Mbour parce que li cool yi bari yëpp nga am gétt nga am kàddu mais nga toog fi nga toog fonk sa bopp téye ko mais également nga am jom parce que barki démb ku ñëw arène nationale sur 22 000 places presque stade bi yëpp Balla Gaye feesal ko ànd ak waa Dakar ñu def benn dank bi ngay dugg ci biir géew bi nga ànd ak sa waa écurie reculé ngeen jóge fa nga dugg sa biir cumbukaay ñu tëj la bi ngay tuus nga génni bi ngay génni waat ci digg géew bi nga ñëw te bi nga génnee taxaw ci digg géew bi da nga dëggal sa bopp ba Sénégal yëpp am kontaante ñëpp ànd complot arbitre ba promoteur yaat ñëpp ànd mobilisé wu nga toog am ñoom dëggal sa bopp bëre ci ay ligne bëre ci tactique bëre ci ngor bëre ci fulla ba yàlla mayaat la ndam Balla Gaye nga renversé ko le 8 juin 2014 stade Demba Diop keroog nga nekkaat deuxième fois roi des arènes barki Demba nga ñëw ëmbaat ko mu gàddaay ñaari yoon yóbbuwaat nga ko gàddaay kon xam nga ne yow am nga mbir moo tax yow dugg nga par la grande porte parce que 97 nga ñëw 2002 nga renversé Tyson 5 ans après nga nekk roi des arènes titre bi na ci la nga damuwaat ko en 2014 tey at yi nga amoon ci làmb jeex ñu defal la prolongation nga taxawaat ci làmb barki démb te li tax sax nga gën a am jom mooy ba nga jógee Pologne am fa defet boo xam ne dafa diis doon defet bu doy waar mais bi nga ñëwee barki démb nga wane ne nag man góor laa am naa jom am naa fulla ay tàccu leen loolu non neexul ba neexul mais yaa daan góor ñëpp nga boole daan góor ñëpp nee naa la nga boole daan gars yi dama ne keroog bi nga daanee Mouhamed Ndao Tyson dañ la jox Ibou Ndafa nga renfer non waxuma sax pour ngeen may ma xaalis non xam nga lu tax parce que li may wax non dama koy wax ak fierté ak mbégte parce que yow non kii dafa sagal Bombardier attention non da nga sagal non xam nga lu waral wax ji alma ma wax non ménager yi maa ngi leen di nuyu parce que ménager yi Mbour li fi am amul sax Dakar ménager yi ngay gis nii dañu toppatoo làmbu Mbour toppatoo xale yi téye làmb te yàlla rek tax lépp lu làmb xewle biir Mbour ñu nga ca bu leen déglu ay waxu détail liggéey leen parce que liggéey yemut ak tëdd liggéey boo koy def yàgg da ngay gis résultat bi Bombardier rek doy na ci exemple Bombardier mii doy na exemple pour la jeunesse de Mbour maintenant tu es une référence am na loo xam ne def nga ko histoire dugg nga ci histoire définitivement sa tur dootul fay ba keroog àddina tukki li fi Abdourahmane defoon ñoom Cheikh Mbamba def ko ñoom Mamadou Thior def ko ñëpp li ñu liggéeyoon jël nga ko defaraat ko ba mu jekk teg ci sa tànk tey yaa ngi ci kaw tey fierté nga sat nga ci biir réew mi tey képp koo xam ne doomu Mbour nga foo dem bu ñu nee Bombardier nga am mbégte kon yàlla na nga àggaleeg sa sago yàlla na nga àggaleeg sa sago te lii ngeen du sumb te am ndam lu rëy li nga am xale yi taxawal lii bu la neexoon sax nga bañ a ñëw mais xam nga ne ñii ñooy say rak te expérience bi nga am def nga lépp loo waroon a def kon ñoom da nga leen di tette ànd nag foog mag ñi jiitu xale yi topp seen gannaaw ngeen gën a góorgóorlu du yomb nag parce que ku nekk dina wax ku nekk dina galgal mais xam nga lan mooy affaire bi yéen ñeent ñii nga xam ne yéen la ñu mës a teg saako yi Iba Mar wala Demba Diop wala arène nationale seen mag a ngi noonu def na lépp lu mu waroon def Bombardier bu doon lu ñuy waat na wàcc na te boo leen góorgóorluwul mbër mu mel ni moom dootu fi am te pour mu am fi foog ngeen góorgóorlu takk seen digg maytu jigéen ñi maytu taxawaalu bi maytu soirée yi maytu waxu caaxaan
maytu ay grand place toog fi nga toog boo bëggee def carrière bu riche maa ngi jéggalu ngeen baal ma kese maa ngi lay nuyu merci mon frère. ku ci nekk ci turam ak santam di kontaan ci képp ku teew fii rek ngir lii di nuyu sama papa Serif Diaw Xassa Thiam maa ngi lay nuyu di nuyu assurance di nuyu Bombardier Jordan Pakala Jibi Malaw buuba dafa am loo wax léegi ndax yaakaar naa sama kilifa laay wax raay bu waxee sax waratuma wax ndax moom dafa nekk géej ba noppi mu am lu mu fekkee lu bari ci làmb kon ku mel noonu bu fekkee mbojj mi dafay xam ne dugub ji toll te fu xetax gi tuur mu xam ko Bombardier ngi nii toog barki démb kele bi mu daanee Balla gi maa ko jox sama taalibe waaw kooku mooy Moussa Loos doomu nday la B52 de Mbour ngeen may ko loxo waaye waaw le grand Moussa bi nga àndee ak moom ba léegi dara ñaawul Serigne ñi ngi lay félicité di la wax ndam li yàlla la jig képp koo xam ne doomu Mbuur nga kontaan nga si maa ngi nuyu ma buri Dieng sama nijaay sama xarit di kontaan bu baax ci mulaay yi nga xam ne digganteem ak raay ba diggante bu dëgër la Mamadi Ndiaye président des amateurs ñoom ñëpp ñu ngi leen toog Ndiaga Diokh mon ami ñuy ñoo xamante ne nii vraiment ñu ngi dundal Kase Diop la presse bàyyi ma leen aussi ku ci nekk ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax Olof Ndiaye dafay am lu mu wax àll bu ne dafay ñuul moo fa dib njag te ñii ñooy sunuy sag di sagu dëkk bi ma buri taxaw na fii léegi am na mu wax may ngeen ñun presse bi ñu wax ndax ñun boo dee xool ay ati at a ngi nii ñun ñu toog ci rajo bi suñu borom dogal ñu bëgg lii ñu yor muy micro ñu bëgg lii te ku ci nekk yaa ngi ciy wax. may ma tuuti ma ñëw. dalal ko. waaw buuba. na ko dugal. waaw dugal ko. Sey Issa mooy. waaw ma ni. waaw kooku mooy président Cheikh Issa dugg si na. na ko DJ bi accompagné ngeen tàcc ko waay. waaw ngeen may ko loxo. waaw kii mooy yaakaari Mbuur. kon bu ñu wootee ci 100% mu ñëw. du bett kenn. ñu ngi leen di félicité bu baax a baax di kontaan ci teewaay bi DJ waaw loolu mënul ñàkk loolu mënul ñàkk waaw kooku mooy président Cheikh Issa merci Issa Dia waaw loolu mënul ñàkk allo allo Cheikhou Lamé Diop mooy sama président Gara Souf di nuyu mbër yëpp teg ko ci loxo sama papa Bombardier di nuyu journaliste yi teew yëpp président Maysa Ndiaye ñu koy nuyu di nuyu axlu lamb yëpp rawatina suma xarit suma doomu ndey suma fils Kase Diop ziar di ko ñaanal wér di ziar sama gars yëpp ñoom Sala Senghor Omar Mbaye Mansour Diop di ko nuyu di nuyu Talla Omar Diop bàyyi ma kenn financière yi bàyyi ma kenn
vraiment di rafetlu lii parce que tamit mën naa ne lu yàgg la waroon doon mais xëy na yàlla moom moo koy soog a dogal tey kon nag di ñaan yàlla comme ni ñu ko tàmbalee ñu eggale ko ak mbégte yéene biñ ci am ba taxawal ko yàlla buñ ci gis dara loo xamante ne lii rek mag ñi nag ñoom def nañ seen devoir ñun lii lañ bëgg parce que dañuy buggee ku ne xam na ni egg amu caw yoon ñun ñi nga xamante ñu la ñuy buggee rek ñuy ndaw yi ak ñi nga xamante ñoo suñu raak nekk suñu ginnaaw ñoom it ñu jéem a am la ñu ko téye ba ko ëllëgee wax dëgg si am ñu ko bàyyee ñu ko téye mu def ci ñeneen ak ñeneen te am naa ci yaakaar ne yàlla dinañ ci jàppale ñu joxante loxo rek bokk ndey bokk bàyyi ndax sax ni 100% bi ñu wax ko nii neex na mais ñu appliqué ko mu nekk dëgg si ñun tamit c'est très important war naa mën a 100% bi war naa mën a dem te tey jii ba am ay journée yoo xamante ne dañ koy tëgg pourquoi pas war mën a dem bay tëgg ay lamb yu mag fekk ñu si am doole te loolu tey jii bu ñu boole yaakaar naa ni lu ñu soog rek mën ko daal nga xam ne ni mbooloo mooy doole di ñaan yàlla rek xalifa bi ngeen gën a ñaax xale yi président Maysa ndax xale yi amuñu dul yéen mën naa ni bu ñuy geesoo di leen gis rek dañuy gën a am fit dañuy gën a ñëwee léegi bu ñu demee Dakar gis président Maysa dëgg si yàlla du ñu ragal dañuy xam ne président Maysa moom moo ñu fa nekkal bu ñu gisee sama papa Bombardier ñu xam ne moom moo ñu fa nekkal ak président Serif noonu kon nag dëgg si yàlla ñu ni ñu gën a xam suñu bopp dama ni ngeen déglu li may wax dafa am solo ngeen déglu buba wala sa gars yi ñu déglu yaa ngi dégg dama ni pourquoi pas 100% bi war nañoo mën a dem bay tëj ay journée yu mag c'est normal président bu ñu waxtaanee ba déggoo yaakaar naa ni am fond boo xamante ne mën nañoo may loolu mën nañu ko am mais li ci njëkk moom mooy li ñuy wax ñun mu nekk loo xamante ne lu ñu gëm la bañ a triser ki nekk rek nga téye ko ak sa ñaari loxo départ boo gis nag dina demee nii des fois mu xaw a soxla te lii wax dëgg yàlla départ bi ngeen ndax tey kilifa yi fi teew tamit ku ne xam na ni li leen yëkkati nekkul lu ndaw bëgg nañu tey couleur mu dem ci kanam bëgg nañ tey ji sport mu jëm ca kanam rawatina làmb kon nag loolu ñun ñi nga xamante ne tey ñun lañ ciy bëggee ak suñu rakk yi ne suñu ginnaaw ñoom it chaque jour dañu wane loo xamante ne mag yi dañuy gën a sawar ci loolu te yaakaar naa ne li ci jiitu mooy yar bi ak li nga xamante ni moom la ñuy woote ñu gën koo gëm rek moo am solo nit ki nag loo gëmul la ci sax dañ koy dugg mais buñ ko gëmee am naa yaakaar ne dañ ci def fi la yemale sama kàddu di wax ni kontaan nañu ci dugg si bi am na solo dañuy ñaan yàlla suñu borom rek yàlla lafal ñu cat li ñu songu yàlla ko daan ak jàmm di gën a félicité Bombardier ci ndam lu rëy li mu am di wax rek lu mu songati ëllëg yàlla ko daan ndax dafa bëri ci jom mu nekk borom jom nekk borom mbaax moom xam na man xam naa kon yàlla ko yàlla lafal cat mu nekk loo xam ne mënul woon ñàkk pour ma sànni ko ci ay kàddu ndax bu sama mag waxee rek wartuma wax foofu laa koy yemale kontaan nañ ci trop yàlla mbir mi dëgër merci beaucoup. voilà kooku mooy Rayba. mon frère comment maa yaa ngi si jàmm alhamdulilah. merci beaucoup asalaamaaleykum man Cheikh Issa Dia maa ngi leen di nuyu. sa waay bi mu daanee dama ko wax ma ne ko am naa mbégte moo xam ne li nga doon wut depuis ay at léegi dinaa la ko may mais pour 1 mois. donc fii ak 1 mois bi moom mën naa nangu affaire bi mais bu 1 mois bi jàllee da ngay delluwaat. comme ma sa nekk sa buur donc après 1 mois bi rek da ngay delluwaat parce que vraiment ñun waa Mbour indil nga ñu mbégte moo xam ne kenn xamul fu mu yem. parce que xam nga communication dafa baax te ñun sunu dëkk bi dama koy wax toujours wàll boo jël ak looy wax. boole ci sutura boole ci yar boole ci teggin président Macky Sall foofu la mën a gaay looloo tax kilifa diine yi bëgg ko looloo tax mag ñi bëgg ko looloo tax yaay yi bëgg ko communication dafa baax man combat bi ñi ma doon seetaana nawul combat bi
gisoon nañ ban état laa nekkoon. waaw gisoon nañ ban état laa nekkoon parce que wax ji ko jiitu moo taxoon yàlla nii rek la ko mënoon a doxale moo tax loola yàlla mën a may boole ci yar ak teggin ak communication bu correct loolu ñu ngi ciy félicité bu baax suñu champion bii nga xam ne ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax ay waxam rafet na te lu muy def mu ciy sédd suñu borom. salaamaaleykum mbooloo mi fi teew maa ngi leen di nuyu di leen ziar xam naa nag toogaay bi yàgg na mu ngi guddi it mais dañuy tënk rek dama jël nuyoo bi si côté CNG jox ko tey Maysa Ndiaye mu séddale ma ko ma jël turu mbër yi nuyoo mbër yi te ko si loxo sunu mag jële di Sala Senghor wala Jibi Malaw mu tasaare ko si mbër yi jël nuyoo promoteur yi te ko si loxo Moussa Los ginnaaw man ak moom li ñu seex mais ma jël nuyoo promoteur te ko si loxom di sargal bu baax it sunu nijaay Serif Diaw ndax jotaay buñ ko fekk dañ ko war a sargal muy sunu kilifa di sunu nijaay di nuyu aussi Seexu waaw Seexu sama dëkkandoo la sama xarit la ñoo yarandoo kon maa ngi la nuyu bu baax di nuyu Ablaye Pouy bu baax a baax a baax moom it vraiment sama xarit la ñu seq yu bëri di nuyu Xasa Thiam si décoration bi de maa ngi ko si gërëm bu baax c'est pas la première fois mu def ko nag waaw def na ko lu bëree bëri waaw du tay la ko njëkk a def da koo def lu bari te nit nag su fekkee ni heure bu événement amee mu décorer la sargal la loolu sax la maa ngi la si remercier bu baax a baax di nuyu presse bi nga xam ne ñoo fi teew maa ngi ci seen sama ñaari jigéen yooyu muy Ami Collé ak Nogay di nuyu sunu champion bi tey toog di Kassé Diop ñu koy ñaanal yàlla fëgg boppam ba mu delluwaat seen activité di nuyu nag bëri fi teew ñëpp parce que bu ma limee rek dina gudd te comme guddi na bu ma limee day gudd mais ñu ngi nuyu aussi sunu grand Jib Maal li nga ko waxee dëgg la ji bi daf maa yar ma ànd ak moom ci lu ne nag lu ne mbappat fu ne lañu ànd ci àdduna ba tey di nuyu kenn nit koo xam ne kenn ci man la teewul fi jotaay bi dafa xaw a fatigué sonn moo tax ñëwul muy Mbaye Boy maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax bi may ñëw rek ñuy dégg di rafetlu nag initiative bi nga xamante ni buuba mii tey moo déplacé wu ànd ak ay rakam ñëw kër ga ñu waxtaan si lu baree bari ma rafetlu ko bi ma ñëwee tey fekk fi Pakala toog fekk Jordan toog dama kontaan xamal tax parce que lii mooy crème mu làmb crème maanaam crème mu mbuur lii la
Crème Mbour lii la ma fekkaat si jotaay bi tey champion bële toog booy Mbour fekk fi booy Ngaay fekk fi Pacham Anas Diatta Diop ak sama fils kii Ndo sama jarbaat Orange 2 Ibou Ndiol vraiment Mbaye ñu ngi nuyu ñëpp di leen wax ni rafet lii lu rafet la su ma ñëwee nag si waxtaan bi tey 100% Mbour initiative bi rafet na waaye dama si wax ñaari mbir rek yomb na yombul xam nga nit ki suñ la nee yomb na mooy tey xol yi nekk benn lu yomba defar la waaye bu kenn dégloo rek pour ñu jéem ñoo diviser rek du yomb mag ñi dañuy wax ni téeméeri nit boo leen di sàmm da nga yor téeméeri yat ndax kenn ku nekk ak jikko bi mu yor mais man nga yor téeméeri mala yor benn yat bu benn jiitoo rek yëpp fa lañ jëm dañ koy topp waaye léegi li ma bëgg mooy lii tey ñu initiative bi nga xam ni tey moom ngeen xalaat ñu xalaat ko bi ngeen ñëw kër gi waxtaan si ma rafetlu ko mooy dama bëgg mu nekk lu dëggu ndax boobu léegi maa ngi dégg waxtaan bi su Bombardier amee combat après kon day mel ni buñ nee 100% Mbour rek Bombardier moo tax mu jóg foog nag ngeen dégg bu baax li may wax man làmb li ma ci dese li ma passé moo ëpp kon mënu ma si defaat atu yàgg waaye dafa am beneen génération bii mooy ñoom Bouba ki Jordan ñoom Boy Gaay Boy Mbour Diatta ñi ñoo ma gën a dese carrière si làmb kon tey dafa tombé man ma am combat mais dama bëgg mu nekk continuité xam nga garab nga samp ko nii rek tey roose ko bëgg mu màgg tey nga am si fruit yu tey lekk ko tey mënul nekk kon 100% Mbour bi tombé na si man laay wax ma des si tuuti ci làmb mais defe naa bu amee continuité dëgg même xale yi beneen génération bi di ñëw mën na ci gis seen bopp li may wax nag foog nga dégg ma bu baax pour xam fan laay waxee maanaam tey jii ñu ne man am naa combat Bouba ñëw na Jordan ñëw na Pacham ñëw na Boy Ngaay ñëw na ñu ne tey kenn ku si nekk sa quartier bëgg nañ fa jëlee benn au moins benn car loolu xajul arène nationale te mbooloo mooy doole buñ fa jógee ñu ne tey Bouba am na combat ñu def la même chose xajul arène nationale te mbooloo mooy doole beneen bi mooy bu ñëwee si local mooy maanaam biir Mbour dafa am tamit xale yoo xam ne dañ si bokk génération dañuy bëri seen biir sànq na waxtaan daf ma xaw a moo tax bi ma ñëwee laajte naa ndax waxtaan ngeen si bu baax daf si am xale yoo xamante ni dañoo bokk génération te dañuy bëri seen biir ñaari mbir rek moo si nekk boo nee dootuñu bëre dañ leen di xañ seen teranga am déet te nit ki métier bi muy def boo ko nee dootu ci bëree ku dëkk Mbour te ay promoteur dëkk Mbour bëgg dëkk mbëri Mbour yaa ngi koy xañ terangam kon nag foog ñuy bëri seen biir loolu mënul ñàkk mais tey am na fooy toll ci làmb mën ngaa bañ a bëri te Mbour xam nga ni tey Bouba Jordan xel xalaatul boole leen biir Mbour du dëgg kon nag génération bi nga xamante ni ñooy xale yi nekk si suuf nañ leen bàyyi ñu bëri seen biir parce que 100% Mbour bi waaw xam nga man non. xam nga lan moo la ngay ni problème. waaw da ngaa lim mbir yu bëri yëpp tuddoo Obama booy ngaa ni ko doo mbër. yow yaa ngi ni problème. ah kay. tuddoo Obama booy ngaa ni ko doo mbër yaa ngi ni problème. mais xel day fàttu de mais xam nga ni ñaar ñeene combat la Obama Boy Ngaay ah xam nga ni combat daa xam nga dama lay wax tey
waaw kay gis nga ko lii rek combat bi taxaw na xam nga man tey sama position si lamb wax naa ko fu nekk man amatuma sax droit naan lii mooy sama écurie lii mooy écurie bii lii mooy écurie bële man ñëpp laa bokk njaboote. tey fii tey li mu wax dëgg la tey mbër yi nekkoon fii ci kaw podium bi ñu fi toog ñëpp bu ñu demee tey bu doon kër la ñu ne dañoo génne kër gi Bombardier moo ñu dëkkaloo ci biir këram tette ñu ba ñu màgg ba mën a jënd kër ba dem di former ay xale génn former ay nit grâce à Bombardier moo tax. jërëjëf moo tax sànq bi ma ñëwee dama ko tëgg rek dama ni bi ma ñëwee fekk Jordan toog Bagala toog Bouma Assurance toog ngir ñëw si benn écurie lañ nekkoon mais xam nga man 100% Mbour bii tey ñu def tey mbër yëpp toog dafa am beneen inspiration bu ma jox parce que dafa am lu doon lënt si xelu nit ñi lënt xelu nit ñi xam mooy lan mooy ñu bëri tey yaakaar nañ ni bu wóor bi muy jógee si man di former équipe dañoo am problème te mu ngi nii nee naa ko waxuma sax lamb mais sama dëkkandoo la sunu kër yi daanaka matul 2 minutes tey bu dara xewoon balaa dara xew sax benn mbokk yi ñëw mën na fay njëkk ñëw Jordan mii waxuma la sax ay lamb avant muy bëree maa ko daan yóbbu géej sama molloom kon li ma boolee moom du lamb Pakala Bouba ñoom ñëpp benn écurie lañ nekkoon mais nag dañuy kër bu màggee même dans la vie normale kenn ku si nekkoon nga sa kër bàyyi dem ba màgg fondé famille takk soxna jënd kër dem fa est-ce que da nga am problème ak sa papa noonu la demee mais ñii amuñ si benn problème presque ba dañuy déggante dañuy gisante la preuve mooy Boy Ndiaye mii toog nii dañuy déggante bi mu waree bëreeg général dafa ñëw ne ma Boy Ndiaye lañ may jox Boy Ndiaye mii ne ma père foog nga maandu sa ñaari boy ñuy bëri général may dégg bi ma ko waxee dama ko ni Boy Ndiaye kat sama boy dañuy déggante de waaye yéenee mayante xaalis dañuy di liggéey Pàccaam mii tey bi muy bëri Ousmane Gandigal sama boy la dañuy déggante lu muy dugg daf may woo grand loo xam si lii moo ko la ma ci xam waaye nag yàlla def na it du ma wax man du ma fekkee fu ñuy ñaawale mbër du ma fekkee fu ñuy xase mbër du ma fekkee fu ñuy yàq deru mbër du ma ko nangu bëgguma kuy tuutal mbër bi ma nee Pàccaam lañ may jox it dama ko ni Pàccaam it sama boy la bu la dëkk dañuy déggante waaye da ngeen di liggéey Pàccaam defe naa loolu sama wax la ak yow Boy Mbour Mële même chose si sama équipe la nekk waaw mais tey comme si war a bëreel ku dëkk Mbour dama ko naan diw de xam naa ko parce que man maa njaboote ñëpp waaye comme da ngeen a toll si liggéey de point boobu tax ma koy leeral mooy lamb dama xaw a fiir tey man ñeen ni ñoo bokk suñu 100% Mbour ngeen am combat signature contrat yi kii ñëw ñu waxante ba wax yoo xamante ni pour ngeen dajewaat si tey si réunion wala ngeen dajewaat programme day jafe moo tax man ngeen koo rafetal terew di ngeen liggéey seen liggéey beneen bi mooy il faut mu nekk loo xamante ni aussi li nga wax sax day am bureau ñu am fond mu am base. maa ngi jégalu li muy wax nii damay wax ñëpp dégg ko maa ngi jégalu si kàddu bi yëpp li muy wax nii naan ñun ñëpp ay doomu Mbour lañ Ada Fejoor ba ma nekk ak moom contrat sam papa wàññeeku daa jël téléphone am jaale ma sow ma bokk ak man nakar gi xëy dajeeg man saafoo mu tonde man présenté ma soxnaam te gis ngeen ba ñuy bëre lu nekk am na si
mais bañ bëree ba pare si guddi gi Ibou Fall kuy boole doomu aadama la def appel vidéo mu may xool ma koy xool ñu waxtaan sirk jàmm kafree booy gaa yi nii bëri nañ daan na ma yóbbu ma seen kër yóbbu ma ko sunu kër làmb la jeex na sunu biir ñooy mayante xaalis bu jeexee jeex na wasalaam. waaw kay loolu li naan tungune du teew ñi nataal maanaam mbëri nga xam ñoo ko dund ñu ngi nii am na yaakaar ne léegi nag esprit yi muy commencé di changer léegi esprit yi muy commencé changer damay dugg tuuti rek li tax ma ne la adduna buy dox da ngay dox ànd ak moom gis nga MMA yi ñuy dem di ko defee nii bitim réew ñaari mbër yi ñu war def combattant yëpp ñooy bokk benn hôtel seen néegi sax mën na taxaloo kii yee fanaan kii mooy fanaan yéenay bokk ndékki forcément yéenay bokk añ bu combat bi jeexee yéenay bokk affaire xam nga loolu tey ñaar ñu war a def combat est-ce que Sénégal xalaat nga tey combat choc nga ni ñaari mbëri tey bokk leen benn gox rek bu ngeen def verre xalaatuñu ko mais ñoom dañ jàpp ni sport de combat li ëpp solo mooy nga participer pas sax nga gagné ou nga perte kon nag esprit boobu laa gis boo yi commencé di ko def mooy que làmb bu leen wër seen xaalis boole bëri leen bu jeexee yéen a bokkaat seen dëkk ñoo bokk suñu mbuur te tey mbuur gi amul benn étranger buy jógee beneen dëkk ñu duñ ko defal ñun doomu mbuur ñoo ko mooy defal suñu bopp te lii ma gis nag buñ ko continuer ah néew ma mbuur dinañ neex a dominer mais du yomb de lu leer laa lay wax te bëgg naa nag mu am continuité continuité bi xam nga mooy lan tey su ma amee combat comme ni ngeen ko waxee kenn ku si nekk jàpp sa côté beneen bi koy gën a dundal nag mooy tey ñu ne Bouba am na combat ñu ne semaine bi yëpp man ak booy buur ak booy gaay boo Pa Caam ñëpp dañuy def entraînement quartier ba mu nekk wala fa muy entraîné ñëpp xam ni lañ doon toogoon di ko réunion tey dëgg la parce que man damay wax ni ñëw rek open presse nit kese jàppale lu mbër dina jàpp dina nag image dina ko gis mais mbër boo koy jàppale ci kontaan nga koy jàppale ñu ne tey booy ngay am na combat ñu ne ñëpp dem jàppale ko noonu pakala noonu ñeneen noonu dañuy dem ba dañuy xam ni ñii ñoom lañ toogal di ko waxtaan dëgg la mu nekk nag lu dëggu su ñun ñu nekk benn say initiative bi commencement bi nii am na solo mais na am continuité li ñu ma def président bi nag kontaan naa si trop am na loo xam ni foog ma wax ko ba am ñaari booy yoo xam ni kenn ki écrit boobu Bouba la ne kenn ki sama écrit la ne promoteur daa dox seen combat mais tey jii mbuurwaa yi dégg 100% mbuurwaa bi yëpp dañoo yaakaar ni 100% bi moo ko yàq te ñoom ñaar dañoo war a bëre nag man bi ma Bouba wooye dama ni leen ñoom ñaar dañoo war a bëre yéen journaliste yi waxal rek kon ñoom ñoo ko waxal seen bopp combat boobu lu mat ñaari at xaw ma ñett nit ñaa ngi koy dox 5 ans li nga daan wax nag naan dangaa ñëw ma ñëw ñu làmb ñu boole ñoom ñaar làmb da leen a boole dañoo war a bëre seen biir mais su fekkee bërewuñu rek dañuy indil ñun man ak Bouba dañuy indil gàllankoor parce que dañ naan lii ñu taxawal moo yàq làmb ji ok jërëjëf. pour dëggal li nga wax. waaw mais Orange 2 xale la Siaka xale la mooy li ma wax léegi rek mooy dellusiwaat bu leen kenn xañ seen teranga Siaka bëre ak Orange 2 taxul Jordan ak Bouba am problème booy seetit ñoom ñaar ñoo bokk golf taxul ñoom problème bu leen làmb boole ñu fay leen xaalis nañu bëri suñu bëree continué waat man daal pour l'instant comme guddi na li may tëjee mooy kontaan naa trop te président bi nga xam moom lañ ma si fal kontaan naa ci maa ngi seen kanam maa ngi seen ginnaaw waaye dafa am jëmm joo xamante ni aussi daf fi toog tey ma cof ko rek tuuti muy Moussa Loos sama diggante ak moom wax si damay répété rek mais maanaam combat bii ñu génn ba mu taxawee la amatul vie de famille ay jabaram moom bu combat taxee dañ ko daan ñun moom bërgal nañ la parce que xam nañ li ñuy daj man ak moom lu sax lu may mën a wax si média
mais seedeel naa àddina bi yëpp ni kontaan naa ci moom. waaw te xam naa ni lii nii ñu fondé nii su ma nekkee président yi xam naa ne mu ngi sama wet lu leer laa leen di wax lépp luñ ci war a def incha allah ñoom bokk def ko su fekkee nag wax ji gudd na wala wax nañ fi lu ñu warul wax nit moo matadi waaye liñ ci yéene woon rek mooy wax lu am solo waaye daal lii warul di gëj am donc kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni lépp lu ñu fi wax loo xam ni lu matal la maa ngi nuyu sama frère bële Aziz Ba di nijaay si général Diouf maa ngi koy nuyu baax a baax di nuyu Mansour Diop it gis naa ko fi sànq waaye def mel ni génnaat na. waaw dernier face à face bi dimanche la mais comme am na ñu bëri ñu ma seet si ami collègue bi waxtaan nañ ci pour jël si interview ma ne ko man bëgguma tooñ doomu Mbour bëggul tooñ parce que dañoo mën a xuloo te dama signé contrat Gaston contrat war a jeex dimanche mu ne amuñu droit wax fenn fu dul si sitam ou téléem bu ma xam moom la signé contrat donc contrat bi dimanche lay jeex suñ dernier face à face dimanche la ma libre def nañ recours nag vraiment recours bi génn na jox nañ ñu ndam si jël ba pas ay voilà léegi dimanche mooy suñu dernier face à face ñu kitoo ku nekk dem waaw dimanche boobu mooy làmb Los Production grand combat mooy Pakala Lawbe ak Idi bu Ngëri ñu si woo amateur yëpp nag man xam naa damay ñëw làmb yi yëngal soog a continuer dem face à face la incha allah rabbi sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp mbëri ndaw yi mbër mu ndaw sax amul xale rek la magante moo fi nekk gën leen a respecté entraînement yi gën a défendre couleur dëkk kii wax na ko léegi Ray Diaw wax na ko ñu ngi koy nuyu. Serigne dooguma la di nuyu Omar Diaw. Serigne waaw dooguma la de. Jordan daa am lu mu wax sànq mu ni saa yu ñu demee làmb bu desee une mbër par force doomu petit ko day def chaque jour ma wax ko sama reportage yaa ma ko waxoon te dëgg la waxal sa mbër yi ñuy génn ku si mel ni général Diouf na bàyyi 500 000 li muy mboqatu rek. di nga comprendre Diatta Diop ni nga ne yow booy Mbour dama ko koy wax keroog Palmarin ki yàqu combat mooy Sika Mbaye bi mu àndaloon. dañuy génn di bëri ji saa ñu génnee dañuy naru nañ bàyyi di entraîné di sol bëri di xóotal di xaabar di sol bëri dañ ko voilà gis nga pour il est temps wax am solo waaw kay gis nga li moo tax bàyyi na la kàlla Pàccam waaw dafa am lu ma dey léegi si combat Siaka Orange 2 bi mais dafa bëgg Jordan mii ak Bouba defal ko sélection booy yi gën a taxaw booy yi gën a entraîné gën a taxaw 3e journée Los Production ñu def sélection bu dëgër boo xamante ne yëpp fii la ñuy bokk si 100% Bouba waaw kay kon sant nañ leen gërëm nañ leen jërë ngeen jëf. ngeen baal ma tuuti. yëkkati yóbbu leen Mali mais ñu def action bu rafet boo xamante ni bii parce que ñoom biñ demee 3 millions lañ leen tegaloon booy yu Mbuur yi presque 14 jours la ñu woon ñoom ñoo jëloon presque mise bi yëpp mais booy bi jël 1 million lourd bi dafa woo boosam yëpp ñu mu àndaloon 14 personnes yi jël seen xaalis ñoom ñëpp teg 1 million teg woo booy bi amoon 500 000 ñu teg ko woo leen ñoom ñëpp ñu jël xaalis bi sotti ci table ñu def part égal ñoom ñëpp ñu yemle te ñoom ñëpp ay mbuurwaay lañu kon loolu lu rafet la loo xam ne seen 100% bi déjà moom tamit foofu exemple la. booy bi xaw ma nag turam ci seen kii yi waa région de Thiès la boobu. mën a Abdou Tine bu Ngoundiane la licence bu Kounar la daal. incha allah di nga nekk président CNG te dégg naa ba mu koy ñaanal ëpp na 10 ans man nag maa ngi koy ñaanal incha allah te keroog waxoon naa ko nee naa ko si kaw rek nga jëm parce que yéene bi nga am si doomu Mbuur yi moo tax may nuyu bu baax suñu kilifa yi fi toog yëpp di nuyu nag mbër yi di leen wax ne seen initiative bi
ba ngeen ñëwee wax ma ko de ni ma ko rafetloo woon rek doon laay continuer di ko rafetlu di leen tàllal loxo nag ne leen loo leen nekk boo leen gëstoo di ngeen ma si gis. bëri na si yéen ñoo xam ne utal naa leen ay ticket te xàmmeewu ma leen bëri na si yéen ñoo xam ne utal naa leen ay ticket te xàmmeewu ma leen bëri na si yéen ñoo xam ne utal naa leen transport ñu dem bëri ji te xàmmeewu ma leen daal lenn dong moo ma intéressé si yéen mooy seeni ndam waaw na Mbour di am ndam na xale yu Mbour gis seen bopp si dëkk bi nañuy yëg seen bopp si dëkk bi xam ne dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk loolu dong moo ma si intéressé donc lii ngeen di def incha allah foo leen si toll boo leen gëstoo di ngeen ma gis li ma si gën a neex nag mooy ngeen jël seen mag yi jiital leen di nga ku nanguwul kilifteef doo mos a yilif may nuyu bu baax suñu mag ji Sara Senghor fanaan loo na ma si mbapat ba tàyyi maa ngi fàttali ko mbapat bu bi ñu amoon fii Saint-Esprit ñoom moom ak Serigne Dia bii ñoo waroon a daje nga may ko du dëgg ab demi-finale la woon defe naa pour te dire que man làmb du léegi la ma intéressé boobu yàgg na waaw fii Saint-Esprit fii. moo tax ku la jox mairie bi nga tabaxal Mbour stade arène bu ñuy bëree muy arène. waaw loolu de bokk na si projet yi moom fu nga dem en tout cas lépp lu ñuy def moom yéen a ngi nekk si biir raay nag raay li ñu waxee fii noonu la raay ma ne ko li nga wax fii léegi dama koy firndeel yàlla moo la mos a xiir si man nga may jàppale buntu stade sur 1000 jeunes da nga mos daan sepp yi dugal ma tefes ak foo ma mos a fekk da nga may jàppale da nga may accompagner loolu duma ko fàtte ba mu yow tamit ni ngay avancé si affaire bi ñu ngi koy gis di si mbég bu baax Omar Diaw ñu ngi lay ziar bu baax ni nga ko waxee noonu la ku nekk am na koo àndal waaye comme yàlla def na bii yoon benn bokk yaakaar ñëpp ñoo bokk benn liste bi incha allah comme ça carte du ñu raw rek comme dañ koy boole carte soxna si rek baax na donc ñu ñaan yàlla yàlla na fi jàmm ak sutura yàgg te lii ngeen sumb yàlla na si yàlla teg loxoom mu jëm sa kanam ngeen ànd bokk ndey bokk baay waaw yéen ñëpp yéen a bokk même génération yàlla dina leen jàppale waaye man de sama yéene si yéen wax naa leen su ma sañoon kenn du si amati si combat di am problème mu dépense su ma sañoon ku si am combat dinañ la jox enveloppe bu dëgër nga éliminer affaire dépense sa kër waaw mën a concentré wu à 100% si sa entraînement bu jëree luyul la fii salle d' entraînement pendant mois yi ngay préparé war fekkee nga war a dem extérieur incha allah ñu jël ko en charge loolu mooy suñu yéen ñu ñaan yàlla mu mattaleel ñu ko parce que sport de haut niveau dafa laaj ay conditions Bombardier du ñu weddi si loolu dafa laaj ay conditions mënoo di pour préparer yenn combat yi di xalaat sa kër waaye di xalaat boo blessé noo koy fajee social bii ngeen si dugal tamit am na solo parce que sport ak blessure ñoo ànd lépp loo gis accident da ciy am mais préparé wu nag pour am une bonne protection sociale comme yéen a ngi ko si dugal rek incha allah ñun ñëpp dañ si dugal suñu loxo ba nga xam ne nii yu mel noonu bu amee ñun ñëpp ñu jàpp si bu ko defee ñi am tolof tolof boobu mën si génn lu mu gën a gaaw waaw communication bi tamit ñu ngi leen di ziar parce que yii ñuy wax yëpp di ko def loo leen si génnoo rek du am njariñ pour askan wi donc leen di gërëm bu baax donc dama war a dem benn fee ñu ngi xaar ma àndoon ak ñoom Liu Etienne ak ñoom Michel Liu Etienne xam ngeen ko xam naa entre Thiabassas ak ASC Tefes xam naa ne xàmmee ngeen ko si bu baax mu ngi naan donc moom la moo ay tey jii zone sud bi ñu waroon ko dem seeti gars yi ñu xaar ci meeting bi loolu moo tax suñu champion bi nag ñu ngi koy xaar suba sama buntu kër à 17h ba leen ci invité yéen ñëpp dañ ko si war a teeru dañ ko si war a tatagal dañ ko si war a teral te loolu nag bëgg nañ waa Mbour yëpp fekk ko ñëpp gis ko ku def lu rëy am lu rëy mbégte mi nga dugal si xolu waa Mbour yi si jamono Covid jamono fin d'année
mool yi seen licence yi jéem a war ak yeneen nga dugal mbégte moomu si biir xolu ñëpp il faut que waa Mbour delloo la ko ñu lay ñaanal bu baax nga jëmaat jëli couronne bi roi des arènes encore une fois jusqu'à la retraite boo paree nga jox xool sa xale yi nga jox leen ko incha allah ñu continuer maa leen gërëm baax di leen sant jërëjëf. Thank you.